Midi Culture. fukk ak ñetti étudiants sénégalais ya nekk ca Wuhan nga nekk ca Chine te jàngoroy coronavirus di fa lëmbee maître Abdoulaye Wade jox na président Macky Sall ay pexe yoo xam si bu ko tegee nee na dina leen mën a delloo si Samba Bathily Diallo mooy maire bu Ouakam moom nee na kon statut spécial la jëmale ko ci mairie bu Ndakaaru loolee àndu ca tey ëllëg waxi nopp ndax kon ab mairie ak kay nekk ca bopp askan wi ñoo ko war a tànnal seen bopp tey jii di fukki fan ak ñeent ci weeru février nekk bëccëg goo xam si àdduna wërngal këpp dañ koo jaglele kon ñi nga xam si dañoo bëggante tax ñu porox ndollu ca jox kàddu gi ñenn ñi nga xam si ay ndaw lan waaye tamit ñi nga xam si daanaka ay màggat lan nee na ñoom ban ca tollee dañuy daal di leen bëggante pàcc bu yaatu dinañ ko ubbil bésub Saint-Valentin bi li mbokk ak leneen bu ci noppee dinañ ci boole neen ponk ba ci biti réew tàggat yaram sooga dugg ci pàcc bi nu jaglele aada ak cosaan ubbee ko tamit bésub Saint-Valentin bi kon ak woykat yu bëree bëri yoo xam si daanaka woy nan ko loolee itam la ab livre daal di feesaat dooleeku ci livre France loolee nag chrétien bi lee di wuyoo ci turu Guillaume Oussou Kétio moo ko daal di feesal di ci delloo njukkal kon Vierge Marie Mamadou Sow teewe woon na ko dina dellu si waat ci faram-fàcce gi ci biir Midi Culture nataal bi gan gi ak li yëglekaay yi xëy suba ak tey mooy bural Midi Culture ñu ñaanalante Kaderu Abdoul Khadr moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck ngeen ci àndal maam ci mbégte ak contentement bu mag di leen wàcceel na ma leen ko waxee boobu ba rek lay duggee ngeen ci yaatal gi ak kon fukk ak ñetti étudiants sénégalais ya nekk ca Wuhan nga nekk Chine te jàngoroy coronavirus di fa lëmbee jamono ji loolee nag kon moo sabab ni ki démb président Abdoulaye Wade génne bataaxal di ci jox ay tegtal njiitu réew mi fi nekk ak ñu daal kon am ci yoon wu nu jaar ba mën a delloo si ñooñee kon nee na lu ñu def la bala béy di woy mbuus Aminata Ba. foog ñu jëli léegi fukk ak ñett étudiants sénégalais yi nekk te Wuhan te Chine di fi jàngoro coronavirus kàddu yi la fi nekkoon njiitu réew bu Sénégal mais njëkk yëkkati démb ci déclaration yokku ci ni bu ñu leen di jëli faw rek ñu teg ay matuwaay ba aar sénégalais yi ak jàngoroy coronavirus étudiants yi tamit am nañ droit am yaram ndax tey bër tàkkoon duñu fa nekk di xalaat secrétaire national bu parti démocratique sénégalais ne dañoo war a yónni ab équipe médicale boo xam ne day boole docteur sénégalais yi ak yu Chine yi ñu indi ñi amegul bile feebar ci ñi ko amee ñu faj leen ci hôpital chinois yi ba ñu wér wala sax étudiants yi ñu yóbbu leen ci beneen réew jiital ak di woo réew africain yi rawatina yu Afrique de l'Ouest ngir ñu booloo seen doole fexe ba delloo si seen i doom. ñu fàttali ne Aminata Ba ni kon fukk ak ñetti étudiants yi nekk foofee ca Wuhan te jàngoroy coronavirus di fa lëmbe jamono ji amul kenn ci ñoom koo xam si jàngoro ji daal di laal waaye naka jàppale ni kon jàngoro ji faat na lu ëpp junni doomu aadama ko wër ñu wax ci leneen loo xam ne fii nii ci réewum Sénégal lay xewee ak kon statut spécial bu nu bëgg a def jëmale ko ci maire bu Ndakaaru maanaam kon buñ ca yeggatee président de la République moo koy dal boppam waaye dootul loo xam si kon askan wi moo koy daal fal naka nekk mbir moo xam si ñu bëree bëri daanaka ku nekk joxe na ci sa xalaat ci gis-gisu Samba Bathily Diallo nekk maire bu Ouakam moom na mbir moomee lu mën ñu teewlu ko gannaaw ko mag Mamadou Fall. ma ne loolu président moo ko wax ma loolu li ma gëm mooy ville de Dakar dafa am statut bi yàgg na mode boobu kenn mënu ko changer te nag kuy jiite ay nit dañ la war a fal loolu làgg waaye bu fekkente ne dañu war a jël nit ñi rek ñëw na mais te mënuloo namee nit ci kaw ñoo xam ne dañ leen fal loolu amul change nan nga leen di yilife loolu mënul nekk donc man loolu de en tout cas je suis pas d'accord sur ça Dakar parce que y a beaucoup de choses à changer ñu ñëw ville de Dakar avec son budget maire qui est ñii yow peut-être anduloo ak maire boobu dañoo ñu jël defal yeneen communes yi nga xamante ne ñoo porté maire boobu yow mi àndul ak ñoom sa commune bi nga def te les fonds de la ville de Dakar appartiennent à tout le monde boo ko bëggee xam da ngay xool pavage yi biir Dakar rek ñuy ànd ak l'équipe waaw mooy loolu ñu si bokkul moom bokkuñu si c'est comme ça que ça se passe à la ville de Dakar mooy sax fuñu siy ànd parce que mënul rek loolu Sénégal fal mode dafa am ay postes yu ñuy wax poste électif yooyu dañuy fal nit yi du dañuy fal nit yi dañuy conquérir buñ conquérir ñu fal leen bu ko defee bu ñu leen falee ñu am légitimité pour li nga xamante ne loolu la ñuy def boo amul légitimité mënuloo def dara xam nga tey bu ñu jëlee maire ñu def ko ville de Dakar fekk dañu désigner maire boobu yow nga am légitimité xam nga yow mi am légitimité da ngay nekk à l'aise pour li ngay def moom amul légitimité du nekk à l'aise day ñëw day élection gars yi duñ ko dafay bloquer encore la vie. kàddu yi Samba Bathily Diallo nekk maire bu Ouakam doon jokkoo ko Mamadou Fall ngeen di dee wéy di déglu kon Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróomi simili. King FM.
première radio digitale du Sénégal. tey la fukki fan ak ñeent ci weeru février nekk bés boo xam si ñu bëri ñoo xam si dañuy yeewoo ci àdduna wërngal këpp dañ koo jagleele bésub way bëggante yi loolee tamit moo sabab kon ñu defub taxaw seetlu jëmale ko ci ñi nga xam si dañoo nekk fii nii ci réewum Sénégal rawatina nekki ndaw tey def lu ni mel dem sax ba ci jokkalante ay cadeau reportage Awa Seck. Saint-Valentin di bés bi ñu jagleel les amoureux maanaam ñiy bëggante. mi ngi noonu kon dinañu dellu si kon ci reportage boobee jëm ci Saint-Valentin beek kon tey jii ñu koy daal di màggal àdduna wërngal këpp nag ñu ci bëri dañ ko daal di jagleele kon ne feet la goo xam si way dencante yi la rawatina ñi nga xam si dañuy daal di bëggante loolu tamit moo sabab ba am ñenn ci ñoom ñoo xam si dañ cey daal di rox ndollu di ci joxante ay cadeau ak yeneen yu ni mel wàllum bëggante tamit ñu bëri ñoo xam si daanaka jamono ji nekk nan ay pa wala ay maire ñoom neen dañ woon ko doon def jamono jën ci toll loolee tamit nekk mbir moo xam si day gën a dëgëral ni kon bëggante gi kon yàgg nañ ko daal di màggal reportage Ndeye Mati Dieng. 14 février di bés ñuy màggal mbëggeel di yëg-yëg boo xam ne ñëpp lay dal tax ba mag ñi ñoom it ni dañu koy fete ndax lii di mbëggeel amul âge Papa Ousmane war naa toll ci juróom benn fukki at mbaa lu ko ëpp. mbëggeel du changé si xol li ñuy bëggee donc mbëggeel bu ndaw mbëggeel bu ndaw amul xanaa peut-être comportement moo changé xale yi léegi ñun seen comportement ak ñu mag ñi amoon du benn mag ñi dinaa nekk ak seen soxna peut-être ci ngor respecté ko mais xale yi léegi presque du ñu nopp dañuy désiré rek da ngay dee si mbedd désiré ko rek takk ko ma fêté ça mag moom suba yàlla waaw soxna yi xanaa mooy bisu Pa Demba moom it toog ci buntu mairie bu di fàtte ak mbégte ba muy nekk ndaw di fêter Saint-Valentin te ba léegi donte làq na juróom-ñaar fukki at du ko bàyyi. neexoon na bu njëkk ba sol bu baax ànd ak say jabar moi j'aime blanc bu weex bi ànd ak soxna yi nga jënd say affaire andiwaat à la maison d'enfant 6 heures du matin toute musique ensuite teg musique bu ndànk ensuite jékki-jékki xale yi toog ndaw toog wax moom di pàkkarñe neexoon na de mais xale yi léegi mënuñu passe Saint-Valentin du ma ko bàyyi maa ngi préparation pour réservation. Lébu Ndoy def na fanweeri at ci sëy xamul sax luy Saint-Valentin bi ñu ko laajee may yoon nekku ci lañu ñoom mën nañ kaa def mais man mosuma kaa def xaw ma ko sax voilà déet man li ma wax dama ko xamul man mosuma kaa def wóor na yàlla man xaw ma mosuma kaa lijjanti sax am nga soxla am na ma soxla de wante ay Valentin yi moom mosuma kaa lijjanti loolu daal mosuma kaa xalaat ci kër moom boobu gërëm gannaaw li ñu nemmeeku ne mag ñi ñoom it dañuy màggal mbëggeel ba léegi waaye ci ñoom mu am ñu jàpp ne feddali sa mbëggeel ci nit dafay fekk mu jar ko. intérêt moo tax jigéen ñu bari di daw di seq nit am na certes critères yoo xam ne soo ko remplir mbaa am na am yoo xam ne soo ko amul ki nga bëgg doo ko mën a jot. jaajëf Ndeye Mati Dieng loolee kon géelu ko mag ñi ndaw ñi tamit daanaka kenn demul ñu des ci bésub tay ji di fukki fan ak ñeent ci weeru février nekk bëccëg wërngal këpp jagle ñi nga xam si ñoo di way dencante yi rawatina ñiy bëggante ñoom sax daanaka ci joxante lu ci mel ne ay cadeau wala sax génn am fu ñu ànd loolee dañ koy def ngir mën a daal di màggal li nga xam si moo di dëggal seen diggante ak ñi nga xam si ñoom la ñuy bëgganteel loolee moo sabab reportage bu Awa Seck. Saint-Valentin di bés bi ñu jagleel les amoureux maanaam ñiy bëggante. ndaw yi ñu fekk leen seen buntu école Kassi ak Jagoraga bi ñu leen laajee naka la ñu koy dundee lii lañ ci daal dee tontu. bés bu nekk rek daanaka dañuy wéyal Saint-Valentin di naan ñun dañuy Saint-Valentin. non ñun moom bu sell bi lañ koy def ak Baye Fall bi la te bu sew bu jaree jàkkaarloo yaay Fall tam ñu jàkkaarloo. Kumba ne Saint-Valentin du ko féete ndax bokkul ay principe am. préparé wu ma Saint-Valentin. waaw parce que bokkul ci samay principe bokkul ci sama yoon ok donc voilà jullit la donc nekkuma ci yooyu daal. Fadiko moom daf koy féete ba mu neex. Saint-Valentin moom dañ koy dund man Fatou man toujours dama koy dund ak ki ma nekkal mais comme dañ cee taamu jour bi muy la 14 février kon dañ ko war a gën a neexal rek. mbëggeel moom dafa bokk ci ñun di ay kàddu Souleymane. buñ ko beralee benn jour ñu ne mooy Saint-Valentin xam nga dañ lu ñu war a mën a féete la quoi xam nga donte chaque jour nag ñu ngi koy dund mais tamit bis boobu la ñeel xam nga yoon la tamit ñu féete ko rek. 14 février nekk bis bu ñuy màggal mbëggeel bu ñenn ñi di ko féete ñeneen ñi jàpp ne dañoo wax a dundal mbëggeel bés bu yàlla sàkk waxul am bés bu koy moomale. midi moo jot ba tegal fukki simili ci aéroport international Blaise Diagne.
bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle Awa Seck loon ci àndal maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck. Burkina Faso lañ koy tàmbalee wax kon ci première reconstitution ba nga xam si kon moom la ñu daal di defaat jëmale ko ci capitaine Thomas Sankara. ab procédure judiciaire moom moo doon am niki démb rek ñeel assassinat kii di capitaine bi di Thomas Sankara loolee mi ngi am niki démb ca ngoon ca tribunal militaire bu Ouagadougou foofee nga xamante ni fa la ñu dooree rek reconstitution bu njëkk laale rek ki nga xamante ne moom lañ jàpp ne moom mooy papay révolution yi ñu teewlu yàttali ak Aminata Ba. durub ay waxtu ñu doon am reconstitution commando Thomas Sankara mi ñu faatoon ci fukki fan ak juróom ci weeru octobre atum 1987 protagoniste yi di nettali ni fa nit ñi ñëwee ñi jot a rëcc ci boobule attaque ñëw nañ di def seen wareef ak seen naataango yi ñu faat loolu nag day tax ba ñu xam ni mbir bi demee la avocat bi xamle ci ñi ñu jiiñ bokk nañ ci boobule jëye général Gilbert Diendéré daal di ñëwaat ni mbir mi demee wax sax niñ doon tiirante ay feteel ci ngoonu fukki fan ak juróom ci weeru octobre atum 1987 ci terrain ñu doon tàggatee yaram dem ba nekk léegi bërëb bu ñuy fàttee ay doomu aadama ñi ñu tuumaloon ak témoins yëpp ñëw nañ teewee reconstitution bu njëkk bu assassinat capitaine Thomas Sankara. jaajëf Niger lañu utali wax kon ci Amadou nga xam si jot na ndigal lu ko yóbbu ca France ngir wàllum wér-gi-yaram. moom moo nekk leaderu kuje gi ca Nigéria foofee nga xamante ni ma nga nekkoon ca prison bu Falenge moom daal dinañu koy bàyyi rek mu dem sa France foofee lam fay def du leneen lu dul rek daal day faju ba tax na moom Amadou may nañu ko fukki fan ak juróom mu daal day am ab contrôle sanitaire ci hôpital américain bu Paris moom daal dinay jóge ca prison Falenge foofee nga xamante ni dafa doon purger ab penam ki signé boobee accord du kenn rek dul médecin traitant bu hôpital américain bu Paris. France la ñuy utali wax kon ci Benjamin mi nga xam si moo nekk candidat bu LREM ca Paris moom nag daal dinay dellu ci ab candidature. moom nekk rek candidat de la République en marche di RM moom Benjamin Griveaux moom moo daal day xamale rek ne dina retirer ab candidature am ci fàllu mairie ca Paris ginnaaw rek yenn vidéo yu nga xamante ni rek ab vidéo sexuelle la dañu ko daal di siiwal ci réseaux sociaux yi moom li mu xamle rek moo di loolee dafa daal di sax retiré boobee wala sax lu ko boole ci élection yi ngir rek aar ak njabootam wala sax gën a rek dimbali famem ndaxte jàpp na ne moom njabootam mérité wuñ li ni mel. Colombie lañ koy daal di jeexale ak lu ñuy wax guérilla ni moo fay xew le boo moytuwul dina tàbbal gut réew ma lu toll ci ñetti fan. force publique ba ñoom ñooy alerte rek waa guérilla armée bi ne daal ñoom bu ñu moyul rek dëkk ba dina am ay yëngu-yëngal du waral ñetti fan boole ci rek ajuma gi tey ci ku ko inspiré rek ab urbain la woo moom waa mouvement ELN bi ñoom lu ñu xamale rek moom moo di waa guérilla ba ñoom du ngi toll rek ci atum 2016 boo ci 2500 yooyu 500 hommes yi ñoo ca l'armée ba la ñu bokk Serigne Saliou Seck lii moo jeexal xibaaru biti réew yi. jaajëf ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. ak ñun ci studio bi Papa Madiakhate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou Seck di nuyu bépp auditeur ak internaute bu rajo King FM. basketball lañ koy tàmbale ak coppite yu am ci équipe bu góor ñi Bass Ndong mu mel ni utu na pour Firio. Fisac de Diego mooy entraîneur espagnol bi nga xam ne moom la ñu tànnoon ngir mu jiite équipe nationale ci moom technicien espagnol bi dafa xam ne moom du mën a rek a am temps ngir mën a gérer équipe bi ba tax directeur technique national Moustapha daal di na Boniface mi nga xam ne nekkoon na fi ci ay jamono jour bu équipe nationale ci góor ñi moom Tafa Gueye nag li tax ñu daal di tànn Boniface Ndong nee na bokk na ca xarañteefam ci li nga xam ne moom mooy coaching ci wàllum basketball ñu teewlu leeral yi. Naturellement, suñu choix c'est porté sur Boniface pour conduire l'équipe nationale du Sénégal, mais c'est le choix de la compétence. Pas que les gens pensent que c'est pas bien pour quoi que ce soit, parce que nous avons dans notre secrétariat beaucoup d'entraîneurs qui veulent prendre l'équipe nationale du Sénégal, mais nous avons choisi la compétence et la sénégalité. Donc Boniface, donc, par rapport à tout ce qu'il a fait en Europe, à Malaga et à Denver, qui sont beaucoup de joueurs, et qu'on lui donne l'opportunité de travailler. Soit de faire le choix de l'expérience, soit le choix de faire de la compétence. Donc, Boniface. À un moment donné, on avait manement protégé l'équipe nationale du Monam. Boniface, on n'a pas ligué. Pour expérience pour nous, j'ai 2021. Mais comme moi je prends le choix.
de lancer Côte d'Ivoire parce qu'il a les compétences. Compétences amul âge. C'est vrai que mën na manque expérience mais ku doorul doo expérience. Et je pense que son savoir-faire, son management da ko permettre mu atteindre. mu nekkoon Moustapha Gueye nekkoon tey ci suba invité ganuk 9-11 ci partie tàggat yaram bi tey jii ci suba la woon. wàllum basketball ci Sénégal la ñuy des wax kon ci saison 2020 bi door ci weekend bi. ci weekend bi AS Douane ci góor ñi AS Ville de Dakar ci jigéen ñi daanu rek tegaat li nga xam ne moom mooy titre yi ñu gàddu woon ni ki saison bu daaw bi Abou Seydi administrateur bu site basketsenegal.com di daal di càmbar ñi nga xam ne moo di seen chance ngir ñu mën a téye raay yi ñu gàddu woon ni ki daaw ndax moom daal jàpp na ne Abou Seydi ne loolee du yomb ndax yeneen club yi daanu gën a defar seen ndëgër laay ñu teewlu ko ci jokkoom ak rajo King FM. saison 2020 bi gis nañ ne AS Douane defaruwaat na ASC Ville de Dakar tamit defaruwaat na ñoom ñooy les deux champions sortants waaye tamit am na yeneen équipe yoo xam ne ci seen ginnaaw ñu doon topp ci seen ginnaaw defarwaat nañ bu baax bu ñu xoolee ci Dakar Université Club ñoom dañoo opérer ay changements yu bëri d'abord sur le plan administratif avec de nouveaux dirigeants en plus dañoo def des recrutements en masse pour renforcer seen effectif donc je dirais que l'AS Douane et l'ASC Ville de Dakar ont encore leur chance de conserver leur titre mais derrière il y a d'autres équipes qui viennent il y a le Duc il y a le Jaraaf ñaari équipes yi dinañ am seen chance ngir conserver seen titre de champion ndaxte dañoo jot defar seen équipe yi suñu xoolee Dakar Université Club jot na renforcer équipe am ci tant ci góor yi que ci jigéen yi ak seen changement de dirigeants yi jot a am dañoo teg ay ambitions yu bees ay objectifs yu bees andi entraîneurs yu bees donc c'est tout à fait normal ñu andi ay joueurs yu bees pour que ñu mën a retrouver waat les sommets AS Douane tamit jot na renforcer équipe am parce que dafa war a dem Coupe d'Afrique des clubs mooy Basketball Africa League bi donc c'est tout à fait normal que mu conserver son effectif ba pare renforcer avec d'autres joueurs qui sont revenus au bercail je dirais. Ensuite il y a aussi Ville de Dakar aussi championne en titre ñoom tamit tooguñu benn place jot nañu renforcer seen effectif pour saison 2020 bi donc je dirais que champion sortant yi am nañ chance ba léegi pour conserver seen titre mais il y a d'autres équipes qui sont derrière donc je dirais que ce sera un peu équilibré. mu ngoog ce sera un peu équilibré ngir ñaari équipe yooyu daal di mën a gàdduwaat titre yi ñu amoon ni ki daaw ci góor ñi nag jàppale na AS Douane moom samedi gi bu juróom benn waxtu toftalee fukki simili ak juróom dina tase ak Sibak bu dee ci jigéen ñi nag AS de Dakar mi nga xam ne moo yor raaya gi moom day présenté maanaam damal jongante ci bëccëg bu njëkk bi ca stadium Marius Ndiaye lay amee. ñu bàyyi basketball jeexale wàllum football wax kon ci super coupe d'Afrique bi ak jongante bi nar a dox ci diggante Espérance Tunis ak Zamalek mu mel ni loolee derby lay doon. derby bu mag lay doon diggante ki gagné woon Ligue des champions Afrique ak ki gagné woon coupe CAF jongante bi ca Doha ca Qatar lay amee ci kanamu ñaar fukki junni ci ay supporters yoo xam ne daañu teewee jongante bu am solo bi fàttali ne Espérance de Tunis moom gàddu na benn yoon coupe d'Afrique ñuy jàmmaar lool fare ci Égypte ñoom gàddu nañu lii di super coupe bi ñett yoon muy derby diggante club bu Tunisie ak club bu ñi nga xam ne ñoo di waa Égypte ci jongante bi nag bu jeexee ñoom waa confédération africaine bu football daañu amal ab réunion comité exécutif foofu ca Qatar ngir daal di jëmmal li nga xam ne moom mooy feuille de route période 2020-2021 maanaam lañu fas yéene teg ci ay jéego ngir wëyal ko ci at mille ñu di nekk ngir bool Afrique gën a jëm kanam Saliou foofu la ñu yemale xibaaru tàggat yaram yi. ngërëm ñeel na la Papama Jaxate Sarr ci yaatalu xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. tey la bésub Saint-Valentin loolee moo sabab ñu kon ñu defub taxaw seetlu jëmale ko ci yenn ci ay woy yoo xam si. rawatina woykat yi dañ koy def mu di wàllum mbëggeel ku ko doorewul tamit daanaka mu ngi ko mujj woy thématique mbëggeel thème bu dul xewi artistes yi farataal ko rawatina ak woykat kenn ku nekk ci ñoom nag ak ni nga ko gisee le roi du mbalax Youssou Jigéen Ndour moom li mu jàppe feelu ne rawatina ak nga nopp ko la nopp yëg-yëg bi di mbëggeel bëgg ñaar ñi ko seq daganal seen diggante suñu sukkandikoo ci Dior Mbaye doole bi mbëggeel am ku koy weddi dala dalul Maawo Sidibé mbëggeel ak moo saay saay moo lay def ba nga daanu
lëf sa self control ne ko bye bye. mbëggeel màgg ba ñu jagleel ko bés muy le 14 février di occasion ci ñi bëggante ngir ku nekk fedd di sa yëg-yëg ci sa morom. diri ma ci xaaxam bi watat ma ci xam-xam be saaga ma ndey ak baay te du tere nga nopp ma. jaajëf Ndeye Mati Dieng am na solo ñu dellu si waat kon ci livre boo xam si ni ki démb lañ ko fésal duppee ko 100 questions réponses loolee nag kon Père Guillaume yaa génne ngir daal di ci delloo njukkal wala sa wax kon ci jaar-jaar yi Marie mu sell ma loolu nag mi ngi ko def gannaaw dajeek taskatu xibaar yoo xam si mi ngi ko doon amal ni ki démb ca Sainte Prière des Baobab mu lëkkaloo ci woon kon ak groupe Marathon. Mamadou Sow. téeméer si laaj ak tontu jëm si Mariama mu sell mi wéyjur si yonent yàlla Jésus mooy li nga xam ne mën nañ ko fekk si téere bi Père Guillaume Oussoukish bind. L'objectif du livre. objectif téere bi mën naa wax ni si bi may tàmbale ngir fësal gëm-gëm bi nga xam ne moo ne si man la waaye bi ma demee ci biir di la soppi gis-gis ngir rendre service askan wi ngay catholique wala nga bañ ko nekk question yi ne si téere bi nag man ak sama frère ñoo ko taataan gannaaw bindee ni Mariama mu sell mi bëri na lu nit ñi umpale ci moom bile téere di ñaareel bi gannaaw bi mu fësaloon ci atum 2013 Raphaël Dioussé di kenn ci wu paroisse c'est Baobab di ñu xamal waxuñu ci lu bëri fës waaye aslu ndaw liñ ci wax doy na sëkk ngir dundal sa ngëm ñoom ci la ñu sukkandiku léegi nag moom ba muy wax léegi ne dafa firnde ne mënoo wax Mariama mu sell mi génnee ci Yeesu suñuy wax waxu Mariama c'est parce que Jésus am na bu njëkk ba chrétien ñu njëkk yi amul woon xullu ci Mariama parce que ñëpp dañoo jàpp ne moom mooy yaayu ki nga xam ne moom la chrétien yi yëpp gëmoon donc xullu amul woon. moom Raphaël jot na itam ñëwaat benn ci ponk yi nga xam ne téere bi wax na ci di chapelet maanaam kurus bi yenn ci mbokku chrétien yi di faral di jëfandikoo. soo gisee chrétien nag mu koy ñaan di naan je vous salue Marie ci bible bi la jógee bible bi ni mu fa jógee nan lañ ko tënkee nan lañ ko def mu doon je vous salue mi ngi chapelet boobu noonu ñi di yor jógewul fenn mi ngi ci livre bi église noonu la doxee ba àgg fii nii. te bi nag Père Guillaume lim ci xamle moo di bind ko ngir indi concurrence waral muy woo bépp doomu aadama ak diine ko mën a bàyyeekoo nga nafar téere bi ndax ab leeral la rek bu muy indi ci Mariama mu sell mi. jaajëf Mamadou Sow Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di defal nataalu Mariama Ndoye Mbengue moom nag ab bindkat lan moom sax la ñu duppe woon édition 2018 bi ñu doon def jëmale ko ci bëccëg gi ñu doon màggale bindkat yi nekk ci dendu Afrique bind na ay roman yu bëree bëri bu ci mel ni bu s'est penché moom Mariama atum 1963 Tëngéej Fatou Sow. Mariama Ndoye Mbengue bindkat la jigéen la bu fës itam ci xeex ngir moroomu soxnaam yi mënal seen bopp ku engagé la itam ci wàll wi mu nekk te université bu Ndakaaru la amee lansam en lettres classiques ci atum 1975 ci atum 1977 l'écrivaine bi am lijaasa bi di certificat de muséologie ca l'école du Louvre ca Paris ci atum 1982 mu am lii di doctorat wam ci atum 1986 nag moom mile lañ dénkoon musée africain bu Lifan. Je pense que c'était une décision géniale puisque le président Senghor, il faut au Sénégal un lieu de mémoire où on peut venir se ressourcer, venir l'approcher, venir connaître son esprit, voir ses goûts en matière de lecture, de mobilier, de sculpture, de peinture. Mariama Ndoye Mbengue nekkoon na directrice du livre et de la lecture au ministère de la culture ci atum 2011 jàpp 2013 laataa ñu ko dénk ci février Léopold Sédar Senghor ci atum 2012 la jël prix Ivoire ci roman wam bi di L'arbre s'est penché ci boobule roman da si doon rendre hommage waajuram bu jigéen bu génn àdduna ay roman wam lu bari lum ciy wax mooy ay bëgg-bëggam ak lépp lu entouré l'association des écrivains du Sénégal AES moom mile lañ marraine woon bés bi ñu jagleel bindkat yi ci 2018. Fatou Sow ci boobule nataal Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal kon Cheikha moom nag ab woykat la boo xam si tey jii la daal di fésal ab single duppee ko démb ba tey loolu nag da cee porox ndollu kon ngir gën a màggal bésu tey bi di Saint-Valentin laaj ak dox na diggante ak Papa Madiakhate Sarr mi ngi noonu kon. Cheikh maa ngi lay nuyu. tey nga nekk sunu gan ci Midi Culture ci rajo King FM ndax mën nga ñu wax musique kañ nga ci dugg ak moo la ci dugal. musique ba ma ko lay def
Presque 3 ans parce que j'ai commencé en 2017, fin 2017. Depuis Bob, j'ai eu à faire beaucoup de prestations live. Moi, je suis plus spécialisé en live. Donc voilà, je tourne beaucoup les milieux de la place. J'ai eu aussi à faire la première partie de beaucoup d'artistes comme Father Freddy dans le son Gospel Journey. Après, j'ai fait la première de Carlo D, aussi j'ai fait la première de Viviane. Defna aussi première partie du Sundur, Saint-Valentin 2018. Depuis Bob, je me suis dit maintenant, il est temps que One Sénégalais c'est mon univers, donc j'ai eu à composer beaucoup de chansons. D'ailleurs c'est mon premier single mi ngi génn Saint-Valentin bii nii le 14 février vendredi. Single boobu que moom mooy sa première boo xam ne yaatal sa bopp boobu léegi dafay doog a ñëw lan la. Benn jour benn artiste bu ma respecté daf ma ni am na loo xam ne artiste bi moom kese moo ko mënal amul bopp kenn koo koy indil di ko jox sur le plat, c'est-à-dire expérience dafa am solo da nga war a jàng. J'ai pris le temps d'apprendre, j'ai pris le temps d'acquérir de l'expérience scénique qui est très important. Loolu moo tax j'ai pris le temps de bosser pour présenter aux Sénégalais, présenter à l'Afrique et au monde entier des produits de qualité. Au-delà de single bi lan mooy suite. Single bi bu ñu ko génnee ba pare dañu ci teg benn concept boo xam ne lu bees lu ñu bëgg a indi la parce que sama slogan mooy l'histoire s'écrit. On veut écrire une histoire. Qui dit histoire dina am introduction, dina am développement, dina am conclusion. Am na daal lu en place une panoplie de concepts pour cette année 2020 et les années à venir. Style musical bi nga xam ne ci ngay identifié wu ban la. Musique. Je dis ouais, je le dis souvent buñ ma poser question boobu noonu ne ma qu'est-ce que tu fais comme musique wala ban style ngay kii madame naan la justement que je fais de la musique. Amuma benn borne wala benn limite par rapport à ce que je fais. C'est-à-dire si je sens le besoin d'allier le mbalax au jazz ou d'allier la pop à la musique traditionnelle dama koy def et mu jur benn affaire bu spécial. Donc du ma ne style bi lay def. Single bi nu mu tudd ak lan lay wax avant nga ñu ci may tuuti. Donc bi démb bay la tudd. Ça parle de l'amour mais dafay wax nit koo xam ne da yàgg ak moom bëgg ko rendre hommage. C'est-à-dire ba muy mett mi ngi fi ba ngeen dem ba fonder benn empire jot na nga delloo ko njukkal. Le son a été écrit par Crew qui est un rappeur et lyriciste qui écrit pour beaucoup d'artistes. Sa taar moo ma yem ji nga ma dëggi mbël yow ya ceeñeer ci lëndëm doo koy nekk ak nit ndax xëy dërëm suma amul duma tiit di korkoral suñu weddi ak luñ la mën jox nu mu doy saa yoo ko yàkkee lépp day na. jaajëf Cheikh yaa nekkoon tey sunu gan ci Midi Culture merci beaucoup. merci li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck. réew mi dafa laaj yeneen sunguf yu seeni borom war a wallu ba noppi ndax kat dañ ne ki xàmmee semmeñ bu nu ëmb moom rek a mën a musal nit ci semmeñ buy toj bopp ndax nag ka koy toje bopp da koy ëmb ba yegg si loolee di tekki ne ki la jiitu ci lëndëm rek moo la na xamal lal su foofee le président Abdoulaye Wade toll ak président Macky Sall ndax nee na li mu ko njëkk jiite mi moo waral mooy xamal yan pexe la mën a teg ba delloo si étudiants ya nekk ca Wuhan nga ca Chine te jàngoroy coronavirus di fa lëmbee président Abdoulaye Wade ci biir journal Kassor bi ne président Macky Sall jël équipe médicale yebal leen ca Wuhan nga fukk ak ñetti étudiants yi Sénégal yi nekk bu nu fay lëkkaloo ak docteur chinois yi ñu càmbar gune ya benn ku ci amee jàngoroy coronavirus ñu bàyyi la fa faj la ba nga wér ñu soog laa delloo si ña nga xam ne si nag dalu leen ñu yeb ci roppalaan delloo si leen jëm sa le quotidien ay bi mu fii jiite fi tegoon plan boobee la tegal ko ñetti étudiants sénégalais ya nekk ca Wuhan nga laata bay woy mbuusu la président Wade kay tegub jeeñ dëgg la tegal président Macky Sall di ko xamal ne daar gune ya nekk ca Chine te fekk baax fii nii ci réewum Sénégal da leen a war a delloo si ci réew mi les économies monté nag bu nu fàttali ko président Macky Sall lu leer la waxoon ci mbir mu ne mel ndax nag dani woon gune yooye ba fii amagunu ay moyens techniques ngir delloo si leen ci réewum Sénégal waaye nag loolee le président Abdoulaye Wade xotti tareet ne nekkul sax xalaat te it lu mën a nekk la ba tax njiitu réew ba woon di tegal njiitu réew mi fi nekk ay pexe yu mu mën a delloo si ndongo yooye ngir ñu ñibbi si waat ci réewum Sénégal laatin moom xëy bind ci xatam maître Wade déménage à Wuhan maanaam góor gi dem na ca Wuhan journal des médias bi li mu bëgg a wax foofu moo di ne maître Abdoulaye Wade dafa bëgg daar gune yi sénégalais nekk ca Wuhan ga ca Chine te jàngoroy coronavirus di fa lëmbe ñu delloo si leen ci réewum Sénégal ci ni mu gënee gaaw enquête yéen kaay mel ni ku koy firndeel ba noppi dinu xamal ni la tax ñu war a delloo si ndongo yooyu moo di ne jamono ji jàngoroy coronavirus lu mu gàtt-gàtt rey na ca réewum Chine lu ëpp junniy doomu aadama benn doomu aadama bu toll ci ñetti at lañu tëdd dépaat ko Vox Populi moo ko wax réew mi quotidien dëggal ko ba noppi dinu xamal ne ca Rosso Mauritanie la ñaaw teef boobee xewe enquête yéene kaay ay fësal ci xatam nataalu xale bu sëngem boole ca dinu tegtal la waral gune yi buñ leen defee ñaaw teef ñu koy noppi waale
ci biir journal bi dinu wax gune yi ñuy yekkataan ak di leen di defi ñaawteef ñoo ngi koy wax dafa fekk ne rek nit ñi ñoo leen déggul ba noppee psychologue bi yokku ci ne adulte yi di mag ñi ci bopp ñoo war di siiwal ñaawteef yu ni mel boole ceet mbirum viol ak yekkataan mi xew ci mim réew ñu dugal ko ci biir l'école ba di ko jàngal gone yi Ami Sakho nekk juriste ne képp ku waxati sa doom kaay ma yónni la wala kaay jàngi muy jooy nan ko laaj lu muy jooy ndax nag ku jëlu di jooy rek moo xam la muy jooy secteuru pétrole bi ci sëngéem di jooy la nu jëm las yéene kaay ne la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm moo di ne boo jëlee SAR di société africaine de raffinage ci taxaw la dëkk directeur généralu Petrosen ba moom dafa def boppam buur di bu mi lu ko neex lay def l'observateur ne bu dee dëgg rek ngeen bëgg a dégg secteur hydrocarbure bi président Macky Sall risque dëgg la ca jël tas Petrosen ñaar journal Rue 15 angle corniche bi ne loolee nag lu nekk mën na ko caa fekk muy gàcce ba ci ndam lajj gu rëy la ñu bëri jàpp ne mooy am bés bu nu jëlee mairie bu Ndakaaru jox ko mu am statut spécial Barthélémy Dias ci le quotidien yéene kaay ne boo jëlee Sénégal wërngal këpp benn mairie rek moo ko fi war a am muy mairie bu Touba ndax moom rek moo lamboo yelleef yi koy may ngir mu jot ci statut spécial combat Modou Lo Ama Baldé sunu lamb nee na boo moytuwul ci dàq ko lanu jëm yéeni kaay bi arène nationale bi yokku ci ne bu weesoo combat royal boobee ba fii amagul menn punkal mu am combat ci lamb ji mu nekkoon kon aslëf ci léeg-léeg yi xëyee suba ak tey wàllu musique la ñuy jeex ta yow mi di culture tey la Saint-Valentin sabab ñu andil leen woy waa du mbalax bi mu culture yamoo itam ak li nu réew jeex di jëfal bu baax a baax képp ku nu doon may nopp ci 99.4 ak ñu nu doon seetaan ci www.kingfm.sn cant ngërëm ñeel na bu baax a baax Kaderul Abdul Xaadir mi nekkoon ci machine bi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kaddu gi production Lamine Ndiaye digital Cheikh Faye réalisation Mamadou Fall léegi-léegi kon Kalz mooy Ndaari Diouf akub bam ngir wéyal feeling lu mooy loolu maa ngi jaajëf képp ku jàpp ci culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Ne bougez pas, c'est l'heure de la pub.